mbokk asalaamaaleykum ñu ngi des waat ngeen seen télévision nationale jot nañ xibaar ne taatanaal ci suba ak léegi ci bopp xibaar yi tolluwaayu Covid 19 ci Sénégal tey jii fukki nit ak juróom lañ testé positif fukki ak benn bi mooy ki ka am te kenn xamul fu mu ko jëlee juróom-ñaari nit wér nañu dala joon bu ñu nekk wàll wér gu yaram nag dañ si dellu si anam yi mu gën a yaatoo ak soxna Xemes Ngom Ndiaye waa Fonds monétaire international nag jàppale nañu Sénégal ci ak koppar bu toll ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn milliards ci suñu koppar ngeen nag gën a yombali jëm ci wàllu xeexu Covid 19 mu nekk lu nga xamante ne rek wàllu Sénégal fond bi nag mi ngi dañ ko xaar te trésor public. ab gëstu bu am solo mu jëm ci wàllub barabu liggéeykaay yi nga xamante ne rek ci mbirum industrie la ñuy yëngu te nag Covid 19 bi laal leen ay dañ ko saafaral jafe-jafe yi nga xamante ne rek am nañ ko jamono bi ñu denk lépp la aju ci li mel di Moustapha Diop demoon nag nemmeeku li nga xam jëm ci wàllub domaine industriel bu Diamniadio. mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci tàmm bi ngeen tàmm seen télévision nationale RTS nga defi topp xibaar yi tolluwaayu Covid 19 ci Sénégal ñu jàpp rek ne fukki nit ak juróom ñoom la ñu testé tey jii positif fukki ak ñeent ñoo ñu jaxasoo woon ak ñi ko am kenn kii mooy ki ko am te kenn xamul fu mu ko jëlee juróom-ñaari nit wér nañu jaww gi ñu denk wàll wér gërëm mi ngi ñaari nit ñi ngeen ñu dëppoo ko ndik lekk kër docteur ñu déglu si docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye. ci bésu tey bi di àllarba fukki fan ak juróom ci weeru avril 2020 ministère de la section de la santé et l'action sociale jot na résultat yi ma leen di bëgg a jottali ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko fukk ak juróom ñoo ci dellu si positif ci yooyu am na fukk ak ñeent yu nga xamante ne ñu ngi leen di tuddee cas contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu. am na tamit benn cas bu ñu tuddee cas bi nga xamante ne dafa jóge ci transmission communautaire juróom-ñaari malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon ci suñu service yi ñu feebar biñ leen saytoo dellu si nañ négatif mooy wane ne wër nañu wërgu yaramu malade yi nga xamante ñooy des te ñu leen di faj mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñetti téeméer ak fukk ak ñaari cas moom la ñu déclaré positif fii ci Sénégal ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk moom la ñu wax ne tane nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu mu des téeméer ak ñaar fukk ak benn yi nga xam ne ñu ngi leen di continuer di faj ci suñu structure yi. ministère de la santé et action sociale mu ngi ñaaxaat population Sénégal yi ñu doolee fagaru ci li ñuy wax mesure de prévention individuelle et collective muy lépp loo xam ne moo leen di aar ci feebar bi ñuy wax Covid 19. Fonds monétaire international génne ab koppar bu takko ngeen ak jàppale ko Sénégal ci xeexub feebar bi de coronavirus lu toll si ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn milliards ci suñu koppar muy ay bor ba nga xamante ne rek Sénégal ak moom ko féetewoo dañ ko xaar nag ci compte trésor public yi axam ndaw. koppar gu takku gi FMI jox Sénégal luy dugg ci taarixu réew mi la Sénégal. daa sàkk woon ci ay partenaire am ñu jàpp rek ci fond bi nga xam ne taxawal na ko ngir xeex Covid 19 gi FMI daal di tontu ak doole génne rek lu ëpp ñaari téeméeri milliards ak yenn wàll daal di koy jagleel Sénégal mu nekk nag daanaka xaalis ba fa Sénégal amee woon yëpp. FMI dafa baaxoo ku ci bokk bu amee jafe-jafe mu jàppale la mais lim lay jàppalee bor la mais bor bu woyof lay doon daanaka day mel ni may. président bi mu ko santé ministre des finances et du budget ministre des finances et du budget liggéey ak ay services am ñi daal di def document yónnee ko FMI bi mu jotee document boobu nga xam ni expert u ministère des finances yi ñoo ko liggéey ci kilifteefu ministre des finances FMI jox ko conseil d'administration ñooñu xool ko daal di ñuy nangul li ñuy ñaan nangul ñu sax lu weesu loolu ndax FMI dafa def loo xam ni daawu ko faral di def donte ay chartam may nañ ko. boo fa amee fukk bu lay lebal du weesu juróom ak yow maanaam 50% ca la nga fa am FMI ñun li ñu fa am mi ngi toll ci 442 millions de dollars FMI nangu lebal ñu lépp maanaam tey ci ni ma ko mën a misaale dafa mel ni amatuñu fa dara
FMI ñuy topp ñun toppatuñu FMI. Fonds monétaire international xam ne dañoo war a gaaw ci xeex bi ba tax na koppar yi nga xam ne génne na ko jagleel ko Sénégal trésor public dina ci jot nu mu gën a gaawee. bu subaak jàmm incha allahu rabi am nañu confirmation ci waa FMI que xaalis bi mi ngi ci yoon te bu subaa dana dugg ci compte trésor public ca banque centrale comme ça ñu mën koo jëfandikoo ci wàllu jëfandikoo bi nag xaaruñu woon xaalis bi ñëw dañoo tàmbale woon ndax président de la république dafa santoon ministre des finances ne ko bu leen xaar ndax état bi yoroon na xaalisu boppam pour doxal yeneen projet am ci projet yu bëri ci ndigalu président ñu arrêté woon ko jël xaalis ci wàllu koom bi fa waroon a dem commencé ko ci santé bi ak jàppale sénégalais yi ko soxla loolu moo andi tey fi may waxee ak yow nii amul benn xaalis bu jóge bitim réew bu dul bu BOAD Banque Ouest Africaine de Développement muy 15 milliards bu duggagum ak 11 milliards 074 ci bor yu ñu ko waroon a fay mun nañu bàyyil nañu ko ba déwén bu weesoo loolu jotaguñu woon dara ci wàllu koppar mais ñi ngi doxal te li ñuy doxal boobu ba léegi ci gafa nguur gi la génne trésor di ko jël di ko def ci soxla yi. ci bataaxal bi nga xam ne FMI bind na ko mi ngi ci xamle tamit ne mi ngi sargal kilifa yi ci liggéey bu rafet bi nekk di def ci xeex coronavirus gi FMI tamit yàgg a topp rek politique yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy tëral ci wàllu koom. ndax Sénégal dafa nekk ci ni mu ko mën a waxee économie bu nekkoon ci rampe de lancement da doon dem ñu ngi woon comme ni nga ko xamee à travers le PSE ci yoonu émergence di liggéey bu mucc ayib parce que 5 dernières années yëpp croissance bi dafay ëpp 6%. déficit budgétaire bi ñu consolider ko maîtrise des finances publiques dette bi aussi ñu contenir ko investissement yi aussi ñu améliorer leur efficacité ak seeni qualité loolu juraloon ñu ci wàllu koom addina bi yëpp nanguloon ñu ko ba Sénégal leb sax li ñu koy lebale mooy yées li ñuy lebale yeneen pays yi nga xam ni ñoo xaw a tolloog ñun niveau koom fii ci Afrique sowu-jant. koppar gi nga xam ne jëlee nañ ko ci FMI ba niñ koy remboursé FMI da cee def ay yombal. nañu un tiers bi doo leen ci fay intérêt amul intérêt zéro taux d'intérêt zéro amul intérêt 2 tiers bi des am na intérêt mais 1%. ku nekk xam na ni tey booy leb fii ci marché UEMOA sax lu mu yées di nga fay intérêt bu jege 4 jëm 5 jëm 6%. donc bu ñu la defalee taux d'intérêt ci xaalis bu toll nii ci DTS ne la 1% ngay fay ci ñaari xaaj yi benn xaaj bi doo fay intérêt kooku lépp jàppale FMI la mais jàppale FMI bi aussi dafa am ci lu mu tegu mooy li ma rappelé léegi mooy performance macroéconomique yi nga xam ne Sénégal daf ko def jéego yu am solo yooyu ñu def. koppar gu takku gi nag day ñëw rek bokk ci junne milliards yi nga xam ne Sénégal da koo génnee ngir xeex coronavirus gi muy xeex boo xam ne bàyyiwul wér gi yaram waaye it bàyyiwul wàllu koom gi président de la république bëgg a jàppale këru liggéeykaay yi ngir ñoom it ñu mën a jàppale liggéeykat yi. Aram Ndao ñu jàpp ne FMI lu mu bëgg rek mooy gën a oyofal bor yi ci 20 réew ak juróom Sénégal nag bokkul ci réew yooyu la lu ko waral bokk na ci jéego yu am solo yu nga xam def na ko ci wàllub koom gi loolu moo tax nag ba bokkul ci réew yi nga xamante ne rek ñoo gën a am jafe-jafe ci réew Afrique yi ñu déglu si ay leeral ak Cheikh Tidiane Diop directeur bu trésor public. nañu sant yàlla biñ ci bokkul parce que boo bokkooy ci réew yooyu mooy maanaam ci misaal da nga bokk ci réew yi gën a ndóol ci àddina ci bu ñu ko nattee ci banque mondiale ni muy fixé critère u pays yi parce que banque mondiale ci kuréelam bu ñuy wax IDA dafay classé pays yi mais mi ngi leen di classé ci critère bu ñuy wax revenu par habitant maanaam boo jëlee koomu réew ma yépp nga séddale ko na nit ña toll la mu lay jox loolu bu ñu ko defee ci réew yooyu dañuy am daanaka ñoom $1100 yem ci looluy sëy bi Sénégal nag yàlla dafa def dafa weesu loolu am nay jamono tolloon nañu ci mais performance économique yi ma fàttali léegi nga xam ni Sénégal daf ko def muy jéego yu am solo il faut le dire diggante 2012 ak maintenant Sénégal dafa génn ci classe boobu bokkatu ci parce que tey boo jëlee sunu koom nga séddale ko ni Sénégalais yi toll muy 16 millions di nga am natt boo xam ne ëpp na $1100 yooyu ñu nga ca 1500 jëm kaw jàpp $2000
donc dañ koy sant yàlla te xam ne loolu yëpp liggéey moo ñu ko may bokkuñu foofu waaye suñu liggéey bu rafet boobu tax na communauté internationale bi nangul président Macky Sall ooteem ñu ko jàppale parce que jàppale bi ñuy xaar tey mu nekk jàppale bu yemb war a jóge ci suñuy partenaire technique et financier au développement toll na ci 586 milliards buñ ñu wóoluwul woon wala gëmuñu woon suñu xarañ ci liggéey ak suñu farlu ci li ñu war a def duñ ñu jàppalee lu toll noonu 586 milliards yooyu pour fàttali rek 266 yi mooy FMI suba lañ koy jot incha allahu rabi 138 milliards banque mondiale 60 milliards banque africaine de développement 15 milliards banque ouest africaine de développement et 98 milliards banque islamique de développement loolu boo ko jëlee nga dolli ci 15 milliards bi nga xam ni doomi Sénégal yi nekk ci réew mi ak bitim réew ak xaritu Sénégal yi nekk bitim réew doomu aadama ñoo ko jàppalee Sénégal boo ci tollee 399 milliards looloo lay jox 1000 milliards yi nga xam ni moom la ñu boucler pour alimenter le fonds de riposte Covid-19 bi nga xam ne mi ngi banque centrale te war a financer programme bu am solo boobu président tëral muy programme de résilience économique et sociale. Cheikh Tidiane Diop bu trésor public matuwaay ci wàllub koom goo nga xam ne njiitu réew mi jël na ko ngir gunge secteur bu tourisme ak dem beeg dikk bi ci wàllub jaww ji du yàgg ñu jëmal ko ndax juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards suñu koppar dajale nañ ko ngir gën a soxali nag secteur bi ci lu nu mel nag amuy ndimbal goo nga xamante ne rek ñi nga xam ñoo yëngu ci wàllu secteur bi daloon nañu ko ak jàmm ak salaam ak mbégte jaww bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu nu mel dajana ak ñoom ca jam ñaajo ay leeral ak Cheikh Bamba Gueye. ñetti fan ci weeru avril 2020 président Macky Sall jël ay dogal yu am solo jëmale ko ci tourisme ak transport aérien bu matee rek lu toll kon si sax fukki fan rek ministre du tourisme et des transports aériens Alioune Sarr woote ndaje janook ñi nga xam ne ñoom ñoo seq tourisme ak transports aériens nguur gi nag génne lu toll kon ci 77 milliards jàppale ko lépp loo xam ne tourisme la transport aérien ak hôtellerie. tey dama dajale secteur touristique ci seen njiit le président Racine Sy ak ñoom Mamadou Sow ak mbootaay yi yëngatu yëpp ci wàllu tourisme ci wàllu agence de voyage ci wàllu transport touristique mais aussi initiative syndicat d'initiative yi pour wax leen dogal ya nga xam ne moom la njiitu réew mi jël ci wàllu googu ngeen gis ne crédit hôtelier daanaka mosul weesu ñetti milliards président de la République jël lu mat fukk ak juróomi milliards dogal ko ci crédit hôtelier ci jamono ji nga xam ne mooy jamono crise Covid-19 muy loo xam ne lu am solo la ndax dina xettali entreprise yi ci jamono ji nga xam ne lañ toll te ñu am ay jafe-jafe yoo xam ne crise bee ko indi waaye aussi na leen mën a may ñu ma préparé wu pour mën a jàkkaarloo ak avenir bi ndax incha allah bu ñu weesoo crise bi ak jàmm entreprise aussi nañ taxaw pour commencer def nañ daan def dem ci marché sous-régional marché international marché local pour que secteur touristique te bu nga xam ne dafa am solo bu mag a mag ci économie Sénégal mu mën a jouer rôle am. kii di Mamadou Racine Sy jiite kon syndicat patronal industrie hôtelière rafetlu li nga xam ne kon njiit réew mi def na ko ak tamit taxawaayu ministre bi fas yéene leen a jàppale si crise bi. li ñu jëkk rafetlu moo di taxawaayu ministre Alioune Sarr bi nga xam ni moom le président dénk transport aérien ak tourisme. ñun bu ñuy wax kenn du ñu sexal suukar waaye nag ñu ngi rafetlu taxawaayam ndaxte saa yu ñu ko soxlaa mu di guddi du bëccëg ministre bi mi ngi ñu déglu di ñu recevoir di ñu nemmeeku vendredi bii rek lu ñu ko wax ni que dañ ko bëgg di waxtaan ak moom ci saa si lundi c'était férié mardi mu ne ñu ñëw leen 10 heures maa ngi leen di xaar ñu xool naka lu ñu dégg ma échanger xalaat pour di nga xam ne loolu moo suqali réew mi Sénégal nag loolu la soxla parce que secteur privé moo di li nga xam ni loolu ñu wooyee koom-koom ci réew mi secteur privé moo koy def te président itam ñëpp xam nañu cër bi nga xam ni moom la jox secteur privé donc ñu ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ni moom la ministre bi am parce que loolu la ko président sant mi ngi koy def na mu rafete ba ñun ñi wax dëgg yàlla mënuñu lu dul daal di ko gërëm di ko sant ci loolu. mu di kon plan de résilience bu am solo boo xam ne kon tembe dugal nañ ci 77 milliards bu ñu génnee ci crise bi nag dinañ wéy nag di gën a organiser secteur tourisme ak gën leen a jàppale ba tax na si loolu 200 milliards tamit dinañ ko génne ngir nag mu nekk fonds de garantie nga xam ne dafay gën a jàppale entreprise yi ci seen wàllu bor ak boo ñuy soxla yeneen financement yi.
jërëjëf Cheikh Bamba Gueye ginnaaw bi ñu amalee ab gëstu ci unité industrielle yi nga xamante ne rek pandémie bu Covid 19 daf leen a faagaagal na mën nañ ci andi nag ay saafara la muy xibaar bu tukkee ci jaww ji bi ñu dénk wàllu industrie di Diop ginnaaw bu mu demee nemmeeku foofu nga xam ne mooy unité bu plateforme bu domaine industriel bu Diamniadio Geetu Ba. muy ci plateforme industrielle mbaa domaine industriel bu Diamniadio entreprise yi. tàmbalee yëg gàllankoor yi coronavirus bi am ci koom gi ñu dénk nag seeni jafe-jafe ministre bi yor wàllu industrie. gis-gis bi war na fii ci Sénégal ak fépp ci monde bi comme ni nga ko gisee pratiquement crise bi industrie yëpp la touché ndax foofa dem tey gis nga ne seen activités yi dafa ralentiru ñeneen ñi boo demee sax fekk seeni industrie tëj te loolu tey gis nañ industrie yi nga xam ne tey visité nañ ko. ñoom ñëpp tey pratiquement ci situation yooyu la ñu nekk. ministre Moustapha Diop di nemmeeku ngir aar entreprise yi ci jamono yii bokk na ci Sosenap Socamous ak Sosedine ci yooyu entreprise production bi wàññeeku lool distribution bi ak exportation bi ami perturbation waaye njiit ya jël ay matuwaay ngir bañ a wàññi personnel. personnel ñu ngi koy gérer dañ ko yóbbu ci benn formule de congé anticipé donc defuñu benn licenciement defuñu benn congé remerciement chômage partiel ak autre fonction bi. affecté nañu mais wàññiwuñu kenn voilà dañu adapté wu parce que léegi ñu ngi bu ñuy liggéey bon c'est un peu en retard li ñu doon produire la daanaka xaaj bi la ñuy produire léegi ba léegi. mais quand même on a conservé tout le monde et on paye les salaires à 100%, il n'y a pas de réduction. bu entreprise yi diisee seen jafe-jafe ministre de l'industrie Moustapha Diop moom dellu si firndeel taxawaayu gouvernement bi ci riposte économique mu ëmb mesure yu am solo ngir jàppale entreprise yi ba duñu suux. commandé nañ benn enquête au niveau de la ANST vraiment maanaam des outils yoo xam ne dinañ mën a soulager. entreprise yooyu nga xam ne dañu nekk day traversé ci crise bi xaw cee sonn tuuti ñuy sant nag di ko ndokkeel le président Macky Sall ci mesures yi nga xam ne jël na ko mu jëm ci programme de résilience économique et sociale pour mën a soulager entreprise yi nga xam ne crise bi dal na leen. ci riposte bi ñeel coronavirus ministre de l'industrie Moustapha Diop nemmeeku ay kër liggéeykaay yu fas yéene dugg ci defarum masque ngir aar askan wi. ñuy xaar ci ñoom production bu toll ci 2 millions yi masques bés bu nekk groupe Afritex aménagé sax espace de production bu toll ci 3200 mètres carrés ngir doxal boobu liggéey. jërëjëf Geetu Ba Ndiaye Ziguinchor ñoom daloon nañu ci wàllub ndimbal gi nga xamante ne rek mu jëm ci mbirum dund ñoom nag war nañu lu daloo lu toll si juróom-benn junne tonne waaye nag junne tonne moo àggagum ca diwaan ba ñu war ko séddale ci juróom-benn fukki junneek dëkkuwaay foofu ca diwaanu Ziguinchor ñu ànd si ak Abdoulaye Sinkare. dund bi nga xam ni état daf koy jàppale askan wi ci contexte su épidémie coronavirus yegsi na fii ci Ziguinchor lu tolloog 20 camion ak ñeent yu def ceeb yegsi nañ ci port Ziguinchor fii nag am na 2 hangar yoo xam ni fa lañ leen di wàccee ak yeneen magasin yoo xam ni jege nañ port bi te seeni borom able leen. mu nekk ceeb bu bëri ñu jagleel ko région Ziguinchor région Ziguinchor bokk ci région yi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk a jot seen quota. mu nekk mu toll ci li jot a ñëwagum ci 1000 et quelques tonnes de ceeb bu yegg si tey yeneen article maanaam diwlin bi saabu bi ak pâte alimentaire yi ak suukar bi ñoo ngi ci yoon bi di ñëw ak li des ci ceeb bi loolu bu ñëwee lépp dina toll ci 6000 tonnes ceeb ya nga xamante ne jagleel nañ ko ménage yi nekk région Ziguinchor ak juróomi téeméeri tonnes suukar ak lu teg ñu jagleel ko ménage yi ak juróomi téeméeri tonnu diwlin ak lu toll ci million ak lu teg ci baaru saabu. juróom fukk ak juróom-ñaari junniy ménage lañ ciblé waaye am na ay comité yoo xam ni war nañ wàcc ci village yi ak quartier yi pour xool ñeneen ñoo xam ni war nañ leen ci jàppale te nekkuñu ci registre unique bi. am na ña nga xamante ne dañoo ciblé nañ leen déjà parce que dañ leen yàgg enquête ba xam ne seen doole tolluwul noonu ñooñu ñoo nekk ci registre unique national
boobu jël nañ leen ba pare ñu war a compléter nag ak li ñuy waxee ciblage communautaire ñi nga xamante ne bokkuñu ci ñi am bourse de sécurité familiale yoruñu salaire ba nga xamante ne wala revenu yoo xamante ne dafa fixe ñooñu la ñuy ciblé waat dolli ko ci ñi nekk ci registre national unique bi mu nekk ménage yi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficié wu ci appui bi. junniy tonnes yi yegg si tey lenn la ci juróom-benn junni yi nga xam ni war na yegg si fii ci Ziguinchor ñu joxe ko ci ñetti département yi. Abdoulaye Sinkare siwal nañu li jëm ci wàllu seetal marché yi nekk ci commune bu Tambacounda bis na tey nag dinañ leen tëj ñaari yoon ci ay bés bi ngir nag gën leen a mën a seetal Thioro Dieng dem na doxantu ba ca marché central. ginnaaw bi UCG ñëwee def ay opération de nettoiement service d'hygiène nag ñoo ñëw dugg ci xeex bi. lii nag bokk na ci xeex transmission communautaire moo tax mairie bi dugal ci loxoom service d'hygiène fas yéene na marché yi nekk ci commune Tambacounda yépp mu defar leen ba ñu set. ñu am appui maire commune de Tambacounda pour ñu def li ñuy wax opération désinfection marché central ñu ne kon aussi bu ñu paree ci marché central bi dafa am yeneen ñeenti marché ndax commune bi juróomi marché la am juróomi marché yooyu dañoo bëggoon ñoom ñëpp ñu désinfecté leen ak ñu désinfecté en même temps ñaari gare routière yi nga xamante ne moom la commune bi am. parce que feebar bu duggee ci am réew musiba daal di ñëw kon bokk mesures yi nga xam ne jël nga ko sur l' ensemble des marchés wax naa leen ko keroog bi ma jëkkee def sama arrêté def ko 5 heures nee naa leen da ngeen di góorgóorlu bu ngeen góorgóorluwul état bi dana jël ay mesures boo xam ci boobu la gën a métti. ñëwoon ci marché bi ak délégation bu takku ngir xool liggéey bi fu mu toll moom gouverneur bu région bu Tambacounda mi ngi ñaan askan bi mesures yi ñu jël yëpp ñu respecté ko ndax ñu gaaw génnee fi maladie bi. pour constater d'abord respect mesures yi et ensuite pour encourager service d'hygiène yi nga xam ne ñoo ngi liggéey pour désinfecter marché bi ci wàllu boobu am nañu satisfaction totale benn boutique ubbiwul. Cela signifie que respecté nañu mesures yi nga xam ne moom la comité bi arrêté di fàttali que bépp xeex bu ñu mun a def pour éviter rassemblement yi luy am njëriñ la ci xeex bi. opération de désinfection yi nag dinañ koy amal ñaari bés ci semaine bi lii lépp nag ngir xeex Covid-19 mu jóge fii ci diwaanu Tambacounda. am na solo Thioro Dieng mbokk li leen ne il ci ay xibaar doon leen ko jottali bu ne sàngir ànd Rose Cissé ci xibaar ci Mandeng ma leen di ñaan ba ci jàmm salaam.